jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi rek la ca gën a fës ci ponk nag aw tiis la ñu fas yéene ko dooree kon xibaar yi muy nag lakk gu metti nga am fële nag ca hôpital Magatte Lô bu Linguère ba ñeenti kon tout tànk daal di cay ñàkk nag seen bakkan muy lu méttee métti ci kanam tuuti daan ci jokkoo ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye ma ñu toogal ca diwaanu Linguère ak la ko wër beneen ponk ci biir xibaar yi juróom-ñetti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ñeent am ay gaañu yu metti loolu nag ci ab accident la bu am fa ñu naan saaw ma nga ca commune bu Noto Guy Jama transporteur yu hydrocarbures yi nga xamante ne dañoo sóobu woon ci grève ñu jàppoon ni dakk na ndax déggoon nañu rek secrétaire général bu CNTS FC di Cheikh Diop doon wax ni nag grève ba jeex na ñoom transporteur yooyu ne jeexul benn yoon dañuy wëyal seenub grève fii rek nag xaatumunu convention collective boobu nga xamante ne ba nëga ni ña nga cay daagu caatum 2010 na la woon ba nëga ni ñoom nag di transporteur yooyu di yëngu ci wàlluk rek kon transporté maanaam di daal di yóbbu kon carburant yi di ko yeb ci woto yi mag yi nag tey la ñu gën a toog ci seen grève ñaar fukki fan ci weeru avril ci lañ ci sóobu woon wàlluk kon culture nag dinañ ci wax muy soxal wàlluk mbay ISRA nag ña ngay xam leen lu soxal kon blé bi ñoom ñi ngi ci liggéey lu toll ci juróom-ñetti variété te xam ngeen ni blé lu am solo la ci liggéeyu po mburu waaye bu ñu seetloo tolluwaayu blé bi ñu yóbbu ci biti réew téeméer boo jël kon toll na ci ñett loolu nag ñu ne lu am solo ndax blé bi sax gis nañu ne tey jii mbay mi gën naa yomb ci fleuve du Sénégal mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi nees ko waxee woon ci ndoxteel li fële la ñu jëm nag ca Linguère ca kër docteur boobu ñu duppee Magatte Lô lakk gu méttee fa am ba lu toll ci ñeenti tout tànk di bébé ñàkk ca seen bakkan Mouhamadou Moustapha Ndiaye bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo bi moom la ñuy fekk ji ca Linguère Mouhamadou Moustapha Ndiaye maa ngi lay nuyu. ma ngoog mu mel ni kon dégg ñu Mouhamadou Moustapha Ndiaye bu dee mën nañ ma ko baaxee rek ci buumu jokkoo bi ma ngoog kon dama am jafe-jafe ngir dégg ko moom Mouhamadou Moustapha Ndiaye toog foofu ca diwaanu. maa ngi lay dégg ma ngoog mi ngi doog a leer Mouhamadou Moustapha Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax ni ma ko waxee rek lakk ga am ca hôpital boobu di Magatte Lô lakk gu metti la ndax lu bon ñeenti tuut tànk ñàkk nañu seen bakkan te loolee nag metti na lool. waaw metti na lool comme ni nga ko waxee rek Fatou jamono ji ñu ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ku ne xam ne li fi xew mooy ñeenti xale ñoom ñoo ñàkk seen bakkan gannaaw bi nga xam ne am na lakk bu am fële ci pédiatrie jamono ji nag am na ñaar yoo xam ne ñu ngi en urgence muy situation bu doy waar boo ñëwee ci hôpital bi rek da ngay xam ne fii am na lu fi xew wax dëgg yàlla muy lu doy waar lool ci information yi ñu am ñu ngi ci dégg ci benn court-circuit ndax jamono ji département bu Linguère courant bi dafa normalul dara ba loolu tax yenn machine yi am ay jafe-jafe. Mohamed. waaw maa ngi lay dégg ndax mën nga ñu wax rek tolluwaay lakk ba ndax xam nañ ni lakk ñaare saa yu amee sapeur pompier yi xam nga ni léeg-léeg ak yeex dafay am ci seen intervention ndax xëy na distance ba dana sori waaye tamit jumtukaay yi léeg-léeg du xaw a mate lu ñu war a fay lakk gaak yooyu loolu ci mën a baaxee tamit ci wàllu woowu. waaw fii sax heureusement daanaka lakk gi teel nañ ko maîtriser parce que ci suba teel na tàkk. may fàttali ne Linguère am na brigade sapeur pompier boo xam ne ni soriwul dara en tout cas lakk bi indiwul benn jafe-jafe laata bu mooy ñi nga xam ne ñu ñàkk nañ seen bakkan daal maîtriser nañ ko ba jamono ji alhamdulilah. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Mouhamadou Moustapha Ndiaye ñu bàyyi la rek nga gën ñu toppal xibaar boobu ci fàttali hôpital Magatte Lô ba nekk ca Linguère moo lakk ba ñeenti tout tànk ñàkk ca seen bakkan ñu daal di wax nag ci ñeneen ñu faatu mu toll ci juróom-ñetti doomu aadama ak ñeent yu am ay gaañu gaañu yu metti loolee nag ci ab accident la bu xew fa ñu naan saaw ma nga ca commune bu Notto Gouye Diama leeral yi dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ak Seylatira. ginnaaw juróom ñi nga xamante ne faatu nañ ci l'accident bi tey jii ci suba yeneen ñettit faatu nañu ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès di ab accident bu amoon ci dëkk bi ñuy wax Saaw nekk ci commune bu Notto Gouye Diama benn camion bu doon daw ay xel nag
moo mbëkkante ak benn oto marque Dacia nee nañ sax Dacia bi daanaka dafa surchargé woon ndaxte juróom-ñeenti nit la defoon juróom yi ñoom ñoo faatu ci saasi yeneen ñett yi faatu tey ji ci suba oto bii di Dacia bi mi ngi jóge woon ci Bonoba di ab village bu nekk ca Mboro doon jubali Notto Gouye Diama infirmier chef de poste bi nga xamante ne moom moo nekk ca Saaw ak liggéeykat ya fa nekk ñoom ñoo dawoon génn leen doon leen yàpp ci ay ambulance laata sapeur pompier yi jóge ci Thiès doon dikk fii ci Notto Gouye Diama ñi nga xamante ne faatu nañ ci l'accident bi ak ñi ci am ay gaañu-gaañu yu metti ñu ngi leen yóbbu ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ñu fàttaliku ne daaw ci bërëb bi ñetti nit faatu woon nañ ci ab l'accident ba tax ne askan wi yeewoo fii ci diggante Saaw ba Notto Gouye Diama ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu tabaxal leen benn brigade des sapeurs pompiers ndaxte nee nañ saa yu accident amee balaa sapeur pompier yi jóge Thiès di ñëw fii ci Notto ñu gis na nag l'accident yi bari na lool ci xàll wi jóge Mboro jàpp Bayax. ñu koy jaajëfal Cheikh Anta Diop gis nañu nag si grève bi ñu sóobu muy nag ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy transporteur yu hydrocarbures yi ñu door ko nag ñaar fukki fan ci weeru avril démb tar na lool ndax gis nañu ñàkkum essence mi ñu nemmeeku ko fépp ñoom nag tey dañu jàppoon ni xëy na seen grève boobu dellu nañ ca gannaaw bu ñu déggee rek kàddu yu tukkee ci Cheikh Diop mi jiite CNTS FC ñoom liggéeykat yooyu nee nañ grève ba dakkaluñu ko mu mel ni kon ñoom ci li ñu sóobu wute na ak li Cheikh Diop wax ndax dañu jàpp ni fileeg nag kon xaatimuñu convention collective boobu nga xamante ni ci atum 2019 ba tey nguurug Sénégal ma nga cay daagu ñoom duñu rek delluwaat ci seen liggéey loolee la ñu xamle mere nañu lool nag kaddu yu tukkee ca Cheikh Diop moom nga xamante ne moo yëkkate ay kaddu ci seen mbirum grève moomu ñu àddu ci leneen muy nag fële la xewee nag ca maanaam conseil départemental ba nga xamante ne moom moo nekk ca Kaffrine ndaw ñi nag tey ñoo daal di manko ndax ki nga xamante ne nee nañ moo leen teewaloon ci ndaje mi président Macky Sall woote woon mu jëm nag ci xëyum ndaw ñi di conseil kon présidentiel boobu ñu jagleeloon wàllum xëy ma fële ca Kaffrine ay ndaw nag ñoo janoo ak taskatu xabaar yi ndax nee nañ kañu fa yabaloon kat kàddu yi mu yëkkati ci kanamu président kàddu yooyu nekkul ndax waxuñu ko dëgg-dëgg la xew ca Kaffrine ndax du jakartamaan yi kese moo fay indi bu weesoo jakartamaan yi amul benn liggéey boo xamante ne am na ca diwaanu Kaffrine kon dañ leen a wala gën a gestu bu baax a baax ñoom ndaw ñooñu nag doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi Pape Gorgui Carré moo wax ci seen tour ñu teewlu ko ak Omar Ndiaye. xam nga ne Kaffrine va mal xam nga ne Kaffrine amul liggéey xam nga ne Kaffrine son ambassadeur représentant bi ko waroon a taxaw ci côté jeunesse il a failli kon donc dañuy wax ne Kaffrine lenn moo fi am mooy bay bi 3 mois la mooy bayum gerte ak commerce loolu moo fi nekk su ñooñu paree bay bi lan la ñuy def jënd Jakarta ñëw di taxi ci région de Kaffrine amul benn industrie Kaffrine amul benn loo xam ne mun na absoudre li nga xam ne mooy chômage bu nekk Kaffrine kon su ñuy wax président bu fekkee yaa ngi ñuy dégg ñu wax la ne Kaffrine képp ku la wax ne Kaffrine gonga Kaffrine président Kaffrine képp ku ne la gonga Kaffrine wana gonga Kaffrine jeunesse bi moo discipliné Kaffrine jeunesse bi moo am yar mën a am ngor loolu moo tax ñu toog mais Kaffrine doxul. lu jëm ci ndajeb ministre yooyu soxal wàllum xëyum ndaw ñi nag gis nañu ne président Macky Sall sax mi ngi ci doon tàllal loxo secteur privé bi moo waral nag UNACOIS Yeesal ànd ceeg CNES di sàkku rek lu soxal kon mbirum këru liggéeykaay yi nañ leen gën a dooleel leen ci kaw it ñu mën leen a dimbali ci wàllu ko financement ndax loolu yëpp ay jafe-jafe la kon mu mel ni am na loo xamante ne war nañ koo yoonal ci secteur bi bu ñu bëggee rek kon loolee mën a sotti may mën a jaay Youssou Baro ci leeral. seen kuréel bokkoon na ci lël bi nga xam ni dañ koo jagleel xëyu ndaw ñi UNACOIS Yeesal di laaj nguuru Sénégal mu jàppale leen ndax kat li mu bëgg ci xëy mi ñoom ñu mun cee jàpp. la mu war a def mooy dooleel secteur privé fexe ba seen entreprise yi gën a dëgër ñu jël ay employés loolu réew yu bari noonu la ñu doxee. ñeneen ñu am gis-gis ci xalaatu njiitu réew mi mooy waa CNES. ñoom it am nañu seen tëralin boo xam ni nas nañ ko ba noppi ngir jàpp ci xëyum ndaw ñi. entreprise li koy may doole li koy may xaalis mooy li ñuy wax muy am marché am koy jaay li ngay jaay am ko jënd te kooku pour mën ko jënd il faut am lu mu liggéey il faut mu am salaire il faut mu am loo xam ne jàpp na ci donc yow nga def pour employer jeunes yi moo di yow nga da ngay defar sa bopp finalement parce que lu marché bi gën a yaatu nga ci gis sa bopp.
yeneen tegtal bokk na ci marché intérieur bi nga xam ni war nañ koo dooleel ci seen kàddu wante itam woyofal bu baax ni ñuy demee ci banque yi ak jëflante bi. état du jël xaalis may ko opérateur économique naa ko jëlal employé mais dafay fexe ba banque yi nga xam ne ay kuréel yi nga xam ne moom moo leen administré mu fexe ba ñu dimbale secteur privé ci bor yoo xam ne taux bi du diis. ngir mbiri soppeeku nag nee nañu laaj na ñu soppi doxalin boobu dafay jaare ci li nga xam ni moo tukkee ci lël bu yaa boom nga xam ni amaloon nañ ko ci xëyum ndaw ñi loolee lépp ñu jëfee ko nag te du am xàjj ak seen bu ëllëgee ndaw yi di am lu leen metti. Maimouna Ndiaye la tukkee ci lël boobu it bokk na rek ci kàddu yi nga xamante ni président Macky Sall nag yëkkati na ko ci fitna yi weesu ci weeru mars bi ba ay bakkan nag rotoon ca M2D ak cadre unitaire bu l'islam nag ñoom rafetlu wuñu kàddu yi tukkee ci président Macky Sall ndax nee nañ jamono ji ñu toll nag jamonoy defar la waaye waruñoo yëkkati ay kàddu yoo xamante ni dafay féewale. Alassane Ba Amadou Ba ci leeral. ñu bëri gisee ci kàddu yu njiitu réew mi yëkkati ay tëkku Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop moom gis ne sax waroo am na ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko ginnaaw bi ñu génnee ci xew-xew yu métti yi daloon ci réew mi ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko moom njiitu réew mi ni ki démb. daf ñuy jaaxal koo xam ne ñu ne mooy njiitu réew mi ñëw taxaw di tëkku di defaraat polisam di fa yokk ay nit di fa yokk ay gànnaay donte dëkk bi soxla nañu police wante soxla boobu dañ ko pour suñu kaaraange la. gis-gisam sorewul ak gis-gisu secrétaire général bu cadre unitaire bu islam. wax jooju mu wax noonu xaj na amu fa woon place mënoon na ko bàyyi ba ci yeneen moment ndax day répétition la parce que waxoon na ko ci jarul woon mu ko doon rappeler ndax tey mel ne ba léegi mi ngi garder ci xolam. li nga xamee ni xewoon na fi. réew mi soxla gën a dëgëral jàmm ji fi ne waaye itam dëkkandoo gi te ñi nga xamante ni ñoom ñooy woy politique yi war si def jéego yu am solo. ñu ngi leen di woowaat ñu bañ a fàtte li fi xewoon ak ni mu grave woon ñu fexe jéem a dellu siwaat. kon boog moom mi nga xam ne nee nañ mooy jiitu réew mi dafa war a joxe exemple war a nekk royukaay ci dal wala nekk royukaay ci naka la kilifa di war a mel yi gën a am solo ci dëkk bi mooy suñu jàmm ju ñu dëkkee bi njëkk bi ci topp mooy suñu ndaw yi. Ndeye Fatou Diop Blondin di sàkku ci njiitu réew mi ma gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy soxla ndaw ñi. ñu koy jaajëfal Alassane Ba fële la ñu jëm nag ca Thiaroye-sur-Mer nag maire ba ma ngay yëglu ca la fa xew muy ay jafe-jafe yoo xamante ne nee nañ ñu ngi koy dund mu mel ni sax dañoo fàtte nag commune boobee te booy xool fii ci Ndakaaru lu ëpp nag ci këru liggéeykaay ca Thiaroye la sampe waaye nag nee na xel mënta nangu lu bari ca patente ya nag nguurug Sénégal di ko jël ba noppi yeneen commune nag di ko jariñoo te commune bu Thiaroye-sur-Mer du ca jariñu loolee nag la ñu bëgg mu dakk. Ndiaga Niang moom mooy maire ba ñu teewlu ko. am nañu ay jafe-jafe ndax Kër Massar boo xoolee talent yi fi am yëpp amul stade dañuy génn des fois dem Mbaaw wala dem ay Pikine di football affaire. bu ñu demee ci critère géographique entre dëkk yi nga xam ne dañu mel ni Thiaroye-sur-Mer bari ay entreprise lu tolloog 1/3 de leur territoire entreprise yi dañ ko jël kon nag boo xoolee sur le plan géographique maanaam dëkkuwaay yi sur le plan géographique yi day wàññeeku ndax dafa am dëkkuwaay boo xam ne dañ ko jagleel entreprise yi kon nag ku jàpp ci critère boobu da ngay sonal entre li nga xam ne mooy mairie boobu maanaam dafa am fu nga xamee ne da ngay nax saayal li nga xam ne moo ci am beneen bi ci population ak habitat ñoo ànda maanaam bu habitat bi tuutee population bi mënul rëy su habitat bi rëyee population mënul rëy population bi kon tam dafay tuuti tam ci Thiaroye-sur-Mer buñ ci bëgg a sukkandiku ne ku ëppale population dinañ la jox lu nga xam ne moo gën a ëppale Thiaroye-sur-Mer da ci nekk lu nga xam ne dañ ko ci suufeel dañ ko ci lottal te loolu mënul nekk ndax Thiaroye-sur-Mer mënul entreprise yooyu yëpp dëkk ci fa nga xam ne mooy goxam lépp lu nga xamee ne entreprise yi dañ ciy def lu baax fa lañ koy defee mais am na yu nga xamee ne ci activité entreprise dafa nekk lu nga xam ne jeexital yu nga xam ne yu bon la yu nga xamee ne du lu nga xam ne baax na muy pollution population yi mënuñu di dund pollution boobu di dund jafe-jafe di dund aussi itam occupation yi nga xam ne voie publique la yu entreprise yi di def ak seen i oto yooyu yëpp te bu ñu demee bay génne comme bi nga xam day jóge ci entreprise bi ñoo ci gën a tuutile loolu nekkul yoon nekkul lu nga xam ne mën nañ ko nangu ci xel nekkul lu nga xam ne askan wi dinañ ci ànd.
Ndonga Ka ak Asmalik Diop ñoo taataan kàddu yooyee ñu wax nag ci daara yu kaw yi féete nag ci réew mi ñu ne boo mooy nag ñoom ña féete ca njàngale ma daañu bank seen yu xool li ko waral ay jafe-jafe la yoo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci yenn ci daara yu kaw yi ndax ñàkkum jumtukaay moom lu fa tar la waaye tamit gis nañu léeg-léeg jàngalekat yi tamit seen lim dafay xaw a néew bu ñu ko rek méngalee ak la ñu war a joxe ci njàngale moo waral tey nag syndicat boobu ñu duppi SUDES boole nag ñi fare ci njàng mu kawe mi di sàkku rek ci kilifa yi daal ñu geesuwaat leen bu baax a baax te taxaw ci jafe-jafe yi Fatou Bintou Konté Youssou Baro. dañoo nemmeeku fii ci Sénégal université yi nga xam ne ñoom la ñu jot a créé yàggul dara seen tur rek a fi nekk loo xam ne ab bâtiment la di ko jëmmal gisuñu ko fii looloo tax nag enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci SUDES mer ba futt. il faut ñu am campus comme ni ñu ko amee Dakar parce que Amadou Mokhtar Mbow université Diamniadio yooyu yee boo ko xoolee vraiment dafa mujj sax di louer ay kër pour ñu mën a jàngal xale yi loolu du solution mooy nga tabax yu taw yi nga xam ne université bi moo ko moomal boppam. professeur yooyee nag ña ngay ñaawlu li nga xam ne moom mooy ñàkkub enseignant yu ñuy nemmeeku ci li nga xam ne moom mooy njàngu mu kawe mi li bu ñu tabaxee ba pare ñu recruter ay enseignants parce que enseignement bi bu ñu koy xool nombre yi ñu am barewul te dañoo teg ci seen kaw yu bare. SUDES ni nañu jël juróomi téeméeri enseignants pendant 10 ans xëy na bu ñu ko defee mën na résorber boobu gap. ba ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi tey ñoom professeur université yooyu nee na ñu yàggatul dara lépp li nga xam ne moom mooy njàngale ci université dañ ko fas yéene dakkal. moo tax SUDES déposé préavis de grève du 20 avril au 31 décembre 2021 dañoo yaakaar nag d'ici là gouvernement bi dañu woo ñu waxtaan pour ñu mën a trouver solution. gouvernement bi woo dañuy banque suñu ay yokk ci université sénégalaise yëpp bu ñu woo ñu waxtaan ak ñoom. syndicalistes yi nag tey ñu ñuy xamal ni li leen gën a metti sa bokk na ci ñàkk soofantal gi nga xam ne état bi amal na ko ci concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur bi nga xam ne moom la ñu amaloon na. Fatou Bintou Konté ñu koy jaajëfal société civile bi nag ñoom ñi ngi xool rek nu ñuy fexe nag ba gën a am dëgër laay ci lépp loo xamante ne nag kon soxal na aar askan wi mu am ab projet bu yees bu ñu duppee kon Oscar boo xamante ne judd na liñ ci jublu nag mooy fexe rek ba lépp loo xamante ne bourse familiale la lépp luñ ca war a leeral ñu leeral ko ndax léeg-léeg xam ngeen ni dinañ dégg ñuy wax ne bourse yooyu nag dañu koy wax rek waaye léeg-léeg duñu xam dëgg-dëgg naka la tëddee soxal tamit couverture maladie universelle bi tamit war nañ ci indi kon ay leeral yu baax a baax loolu yëpp nag ñu ne ay waxtaan la yu ñu fas yéene tëral ci fukk ak ñeenti diiwaan yu Sénégal ñu teewlu Youssou Diop moom mooy coordonnateur bu projet boobu ci micro Alassane Ba. projet bi dafa am ñeenti domaine yoo xam ne ci la tëdd benn bi mooy il faut ñu dem ci terrain bi ñu xool ci wàllu protection sociale lu fa am lañ fay def nu mu tëddee ñu xool efficacité bi xool durabilité bi ci foofu la ñuy jëlee thèmes yi nga xam ne moom la ñu utiliser pour def plaidoyer renforcer capacité société civile beneen bi mooy dañuy def ay formation ci cadre protection sociale à la société civile pour seen capacitation beneen bi mooy dañuy mettre en place au niveau des 14 régions parce que projet bi dafay dem ci 14 régions yi des cadres de concertation comme ni ñu ko waxee sànq pour que ñoom ñu mën a appuyer société civile dans le cadre de plaidoyer ba ko mu jël nag mooy les cellules de veille yu ñuy mettre en place pour que ñoom aussi ñu mën a xool applicabilité politique de protection sociale yi ñuy mettre en place cité nañ fi yu bëri ay bourses de sécurité familiale carte égalité des chances la gratuité des soins les césariennes et autres là pour xool ndax directive ya ñuy joxe dañ ko tëral mu ngi demee noonu am demeewul noonu bu demeewul noonu ñu mën a def ay propositions pour seet naka la ñu mën a def pour que mu demee ni ñu ko bëggee. ma ngoog ñu wax rek ci garab yi nga xamante ne nag xam ngeen ni ña ngi koy dagg ci anam yu mu neexee fële ca Kataba mu nekk Kataba ab dëkk la boo xamante ne soriwul lool frontière bu Gambie tey nag waa service eaux et forêt nag ñoom nee nañ dañoo am ay jafe-jafe bu ñu bëggee rek mën a wattu àll ba waaye loolu ñu gis ne nag lees mën a taxaw la ci jafe-jafe yooyu moo waral tey soxna yi nga xamante ne ñoo fekk baax ca Jalakunda nag daal di tabax ab bâtiment boo xamante ne rek ñi ngi ko jagleel waa Eaux et Forêts benn bâtiment la bu ñu leen jagleel ngir seenub liggéey gën a mën a yomb Bakary Konté xaali jàmmee
ndaggum garab bi dafa am doole loolu ci zone frontalière yi am frontière ak Gambie am na nag ay tonne garab yoo xamante dañ koy dagg at bu nekk di ko yóbbu ci réew yoo xamante ñoom ñu wër. boo gisee ñaawteef nga woo leen balaa ñu ñëw day fekkee gars yi daw nañu ak ndimbalu suñuy partenaire programme microfinancement pour l'environnement mondial ñun de suñu xalaat mooy ñu wutal leen fii béréb mu ne ma loolu de su amee moom bu paree rek ñu indi fi ay éléments résultat lañ ci soxla résultat bi mooy ñu gis ne at yi ñëw yàqu-yàqu àll bi wàññeeku daay bi wàññeeku. ak fond fayit tax na ba jigéen ñi nekk ci Diallokounda daal di tabax benn bâtiment pour nag service des eaux et forêts daal di installé benn poste forestier. ci xalaat yooyu nag la ñu dugal li ñuy wax fonds d'appui à l'environnement et au développement maanaam bu fekkee am na jigéen buy jaay table mu soxla ñaari junni wala ñetti junni pour jënd marchandise ñoom seen biir ñu lebalante muy teg intérêt boobu ñuy jur nag bu projet bi jeexee moom mooy tax ñu continuer di aar àll bi di jàppale environnement di jàppale gouvernement bi ci fonds boobu nag intérêt bi mu jur juróom-benn million yi la ñu jël genn wàll bi tabaxal waa Eaux et Forêts seen poste bi. inspecteur régional bu Eaux et Forêts Ismaïla Niang daal di rafetlu geste bi mu ne ni ñu tabaxee poste bi dina tax ba ñoom ñi daal di xeex ndagum garab bi fii ci gox bi. poste rarement lañ ko doon am xanaa bu dee booru ñaay kon tey bu ñu nekkee fii Diallokounda ñu fiy jox poste day doon loo xam ne day dugg si cosaanu Diallokounda si ñiy jëkk am poste forestier loolu muy lu màgg muy lu rëy mais ñu nit ñu koy rafetlu fii bu ñuy aar àll bi souvent nit ñi dañuy xalaat ñiy gor pour def di trafic bois loolu dañu koy xeex mais du loolu rek feu de brousse bi aussi la muy yàq sax gor bi du ko yàq parce que feu bi lépp lay lakk. installation poste forestier fii ci diwaan Diallokounda askan bi ñu ngi koy rafetlu ndaxte ñi ne dina tax ñu mën a xeex lépp loo xamante ne jëmee na ci trafic bois fii ci zone Kabada am frontière ak Gambie. dañuy wutali nag diwaanuk Ziguinchor wax nag ci mbirum rek ndaama raas moomee doomee nag booy xool la ñuy yóbbu ca bitim réew xam ngeen ni léeg-léeg lim gu takku la waaye nag ñi ca yëngu dëgg di acteurs ya ñu ne ñi ngi ko fas yéene ñu ngi koy bëgg a ñàkk ndax tey am na ñoo xamante ne nii ña nga taxaw ngir bëgg a nangu seenub liggéey te loolee lu nu yoon loon la ci jëwriñ ñi nga xamante ne nii mooy Alioune Sarr ak Aminata Assome Diatta Alioune Sarr nag ñu dénkoon ko wàllu njënd mi ak njaay mi Aminata Assome Diatta it naka noonu bi mu ñëwee am na liggéey bu am solo boo xamante ne def na ko ca waaye tey bu ñu seetaanee loolee dana tàbbi ji ci loxoy keneen ndax ñu ngi koy jëlee ca port bu Ziguinchor di ko yóbbu moo waral tey acteurs yooyu janoo ak taskatu xibaar yi di sàkku rek ñu dimbali leen ñu teewlu Boubacar Ba moom moo jiite Sénégal Anacarde ci micro Boubacar Diassi. Aujourd'hui, nous avons progressé pratiquement de 50 000 tonnes à 60 000 tonnes, voire cette année même les statistiques vont dépasser les 60 000 tonnes. Dire que vraiment nous avons fait un travail magnifique en tant qu'acteurs, producteurs, etc. Et donc c'est fort de ces résultats que tout le monde a apprécié vraiment la dynamique enclenchée à Ziguinchor autour du gouverneur pour arriver à ces résultats-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait d'autres initiatives contraires à cette nouvelle dynamique. Nous consultons l'ossature vraiment de cette filière. Il n'y a pas ailleurs. Donc on ne peut pas vraiment aller dans un autre sens que de renforcer ce qui a été enclenché ici à Ziguinchor. L'année dernière, nous avons bénéficié, grâce à sa diligence, lui en tant qu'acteur, en tant que président, pour l'obtention vraiment d'une manne financière pour le fonds de roulement destiné aux producteurs, exportateurs, etc. Et c'est l'occasion pour nous pour remercier vraiment le chef de l'État pour avoir mis ce dispositif et que nous pouvons continuer cette année à compter sur l'État vraiment pour aller dans ce sens-là. ma ngoo rek ñuy jéggalu ci kàddu yooyu nga xamante ne nasaraan la ni ngeen ko gisee rek kon Boubacar Ba njiital Sénégal Anacarde moo doon wax rek ci jafe-jafe ñiy dund ñoom acteurs yooyu di yëngu nag ci mbirum ndaamaraas ndax nee nañ lu bon fukki junni tonnes ak ñaar daanaka dinañ ko yóbbu bitim réew nag loolu tey fas yéene tàbbi mbaa boog bëgg a tàbbi ci loxoy ñeneen te ñu ne duñu ko seetaan ñu des ba tey ci wàlluk mbay mi bi yoon nag wax ci mbayum blé mi ci Sénégal blé boobee nag gis nañu ne ISRA mi ngi ci def liggéey
liggéey bu am solo ndax lu toll ci juróom-ñetti variété ci blé nag homologué nañu ko ci ISRA waaye bu ñu sukkandikoo tamit ci gëstukat yi nga xamante ne ñoo nekk foofee nee nañ loolee tey mbay mi gën naa yomb ci dex bu Sénégal waaye tamit li ñu wax leneen ci mbayum blé mi mooy xool daanaka la ñu yóbbu ci bitim réew téeméer boo jël ñett ya dinañ ko exporter blé nag ku ko wax rek xam ni lu am solo la ci defaru mburu Chérif Diop ak Younous Diatta ñoo ci def gëstu bu yaatu. ngir mën a defar mburu yi lépp ma nga tàmbalee ci tool yi ñuy bayee blé di céréale bu ñuy faral di bayee ci dëkk yu sedd yi waaye ay at a ngi nii Institut sénégalais de recherche agricole di def ay jàngat ngir ñu mën a bay blé fii ci Sénégal ci seeni gëstu chercheurs yi gis nañu ni mën nañu fi bay blé fële ca vallée du fleuve Sénégal. ISRA ak gëstukatam yi def nañu ay jéego ak collaboration benn institut bu ñu tuddee ICARDA tax na ba Sénégal tey dañoo homologué ñeenti variétés yoo xamante ne mën leen utiliser pour defar pain ak biscuiterie ba yeneen 4 variétés yeneen ñeenti variétés mën leen utiliser pour semoule pour pâte alimentaire. sunum réew at mu jot dina importer 800 ba 900 000 tonnes blé di koppar yu takku mën a toll ci 180 milliards de francs CFA at mu jot di koppar yoo xam ni bu ñu doon bay blé fii ci réew mi dina indi yaxanal yu am solo. il faut que état bi teg politique bu am doole bu am solo nga xam ni suuf si daf koy jox privé yi secteur industriel nit ñi bay blé bi te gëm naa ni blé bu ñu mënti bay Sénégal usines yi dinañ ko jënd wax nañu Mali ngi nii pour que blé bi développé dañu jël industriel yi. ni leen léegi da ngeen di cultiver blé te ñu leen di dox ay ndàmpaay ci tonnage bi nga xam ni moom ngeen bay. blé nag mooy lu mënul ñàkk ci defar mburu farine blé mooy farine bi boulanger yi gën a taamu ngir defar seen pâte. lépp luñ soxlaa ci pâte bi dañ koy am. c'est-à-dire bu fekkee da nga jël dugub kese nga def ko mburu wala nga def ko bëgg ci génne ay viennoiseries du sotti. dina jafe lool remplacer blé bi ak céréales locales yi lu ci mel ni dugub sorgho dugub suuna ak mboq mi ndax pour defar mburu farine blé lu mënta ñàkk la. mburu tel niñ ko xamee ak niñ koy liggéeyee farine de blé rek moo ko mën liggéey am na projet bu fi amoon bu tudd projet PAMI blé FAO ñoom ñoo ko initié woon Sénégal ñu amoon ci yaakaar bu bare mais bi ñu defee test yi ba sore dañu gis ni mil bi. dugub bi mënuñu ko incorporer lu ëpp 15%. daaw la ñu cultiver mil bu bare te 1,2 million de tonnes rek la te mil bi duñ ko utiliser rek ci mburu dañ koy utiliser di ko def cere yeeg yooyu. blé nag di céréale bu xaw a naqaree bay ci sunu réew yi moo tax yenn producteurs yi duñu sawar dugg ci mbay mi uuteeg li ñuy gis fële ca Mali. moo ne secteur agricole. li ko gën a soxal mooy jàppandal autosuffisance alimentaire lépp lu ñuy dundee ñu koy bay fii ci sunum réew. contexte bi loolu la ñu imposé autosuffisance bi moom il faut que ñu atteindre ko autosuffisance lépp nag alimentaire la ñu waxuñu rek autosuffisance benn gàncax beneen gàncax wala benn céréale lépp donc bu boobaa je pense que stratégiquement blé bi war na ci dox ay jéego. Sénégal bu amee ndam ci mbayum blé bi waxtu bi ñu ko nar a béyee Sénégal ak Australie rek ñoo nar a am blé Australie di réew mu ñu ràññee lool ci commerce blé ci àdduna bi. Chérif Diop ak Younous Diatta ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci gëstu boobee Kër Massar nag la ñuy wutali Kër Massar di gox bu gën a mag ci Ndakaaru muy gox bu gën a mag loolee la ñu nemmeeku ndax tey booy xool lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-benn commune laay wax sax bu gën a mag téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci gox la ñu fa nemmeeku juróom-benn junni ci doomu aadama ña ngay yeewoo ca Kër Massar it ku ko xam ko ci wàllug sport xam ko ci wàllug caada waaye nag tey bu ñu sañoon ñu jàppale leen bu baax a baax ñoom ñoo yëngu ci wàllu tàggat yaram ak caada jeunesse mouvement jàppoo ak asom nag doon nañ ci janoo ak taskatu xibaar yi di sàkk ci kilifa yi ñu geesu bu baax a baax commune bu Kër Massar Omar Sakho moom moo jiite commission sport mouvement jàppoo ak asom. am nañu ay jafe-jafe ndax Kër Massar boo xoolee talent yi fi am yëpp amul stade dañuy génn des fois dem Mbaaw wala dem ay Pikine di football yi affaire yi noonu loolu ay jafe-jafe yoo xamante ne bëgg nañ ministre des sports mu dimbale ñu ci jeunesse su Kër Massar ñu ci mën di tàggatoo ndax Kër Massar bëri na ci wàllu sport yoo xamante maanaam basket football affaire yooyu noonu
yooyu yëpp amuñu stade dañuy génn di jéggiwaani ñi ngi lancé ministre des sports Matar Ba pour mu jàppale ñu ci yooyu pour mën a muy tournoi boo xamante ne première édition la Assom Aminata Diatta ñu ciy rendre hommage à Bruno Metsu Gilles François Bocandé Pape Diouf Marseille ak Pape Bouba Diop ak Badara Mama Yacine moom la ñuy rendre hommage ci tournoi bi. dañ ci jublu dajale ndawu Kër Massar ndax dañu gis ne sport bi dafa sooxe Kër Massar ak culture bi ndax Kër Massar y a beaucoup de talent mais talent cassé moo fi am. Assom Aminata Diatta mu gis ne am na ay talent Kër Massar ci wàllu foot ci wàllu culture mu ne day may jeunesse bi lii pour que tey jii nii loolu ñu jéem ko def fii ci Kër Massar. ñu àddu rek ci leneen muy nag Coupe d'Afrique lañ ko duppee de basketball handball ak sport travailliste amateur Coupe d'Afrique boobu nag dañu ko rek fas yéene nag di amal at mu ne waaye du doon ñaari at yu ne loolee nag mooy li tukkee rek ci congrès continental bu organisation du sport africain travailliste lu soxal congrès boobu nag wax nañu tamit ne lu toll ci fukki réew ak benn ci Afrique nag ñoom ñoo fas yéene kon bokk rek ñoom ñoo daje woon kon ci maanaam ndaje moom nga xamante ne ca Saly lañ ko amalee woon waaye lu soxal fukki réew ak benn yu Afrique am na ku leen ca teewaloon ñu teewlu docteur Evely Malikato may jéggalu moom moo jiite organisation sport africain travailliste ci micro Nongaka. Il y a beaucoup de décisions importantes qui ont été prises. jot nañu jël ay dogal yu bari yi nga xam ne yu am solo la lu jëm ni ci nu ñuy lëkkaloo loolu doonoon li nga xam ne lu am solo la waaye tamit ay chantier yu bees yi nga xam ne tax na ñu mën a xam ci ñeenti at yi nan lañ koy tëralee saa su ne ñaari manifestation lañ doon amal ci ñeenti at yi Coupe d'Afrique yi ak Jeux africains yi mais ginnaaw bi nga xamee ni waxtaan nañu jot nañu jël benn programme bi nga xam ne ci ñeenti at ci loolu mu am lu leer li nga xam ne war nañ ko mën a def ci wàllu tàggat yaram ak suñu wàllu kuréel yi waaye tamit yokk ci léegi ci lu jëm ci wàllum Coupe d'Afrique lu mel ni handball lu mel ni volleyball lu mel ni basketball waaye tamit Coupe d'Afrique football bi léegi au lieu que ñu koy def ci ñaari at ci benn at bu ne la Jeux africains yi ñoom ci ñeenti at bu ne lañ koy amal. d'Afrique de football qui passe de tous les 2 ans à tous les ans et les Jeux africains tous les 4 ans. Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo taataan kàddu yi mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg bi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi taxaw ci xibaar yi nag dina dellusiwaat rek bu ngoon jotee lay doon ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.